13h ci télévision Futurs Médias mbokk yi salaamaaleykum daleen ak jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu dama koo jukki diwaan bu Mbuur ak la ko wër ñenn ci ñoo xamante ni dañoo am jafe-jafe ci wàllu gis la ñu xamle mu di bugg du ñoo taxaw benn yoon ci li nga xam ne nag moom moo di mbedd mi di tàllal loxo ci aw jotaay woo xamante ni moom la ñu yëkkati yooyu le kàddu ngir xool nees mën a def ba rek daal di ci ami saafara ñeneen ci ñoo xamante ni dañuy dund ak way laago diwaan bu Bambey ak la ko wër ñoom ñooñee nag la ñuy sàkku mu di ubbiteek bu centre national bu formation ak itam réinsertion sociale lépp itam bokk na ci li nga xam ne nag moom moo di carte d'égalité des chances yi ñu daal di koy tas ba képp koo xamante ni day dund ak way laago nga mën koo am fépp foo xamante ni itam ay dogal dafay jibee ñu mën cee leen boole kàddu yu ni mel ñu ko yëkkati bokk na ci ñi nga xam ne nag ñoom ñooy dund way laago te itam bokk ci mouvance présidentielle mbokk yi xam ngeen ne ñu ngi ëllëg yemook ñaar fukki fan ak benn jàpp ñaar fukki fan ak juróom benn daañu door li nga xam ne nag moom moo di forum mondial de l'eau fii ci Ndakaaru tax na itam télévision Futurs Médias daal di amal aw taxaw seetlu ci robinet yi nga xam ne nag dañ ko doon faral di gis ci mbedd yi naam mi ngi am ba tey fu ci mel ni nag usine benn tali foofee nag la ca gën a fës ci boobule robinet bokk na ci robinet Laasana moom la ñu bëri gën a xam suñu ay ndaw doxantu nañu fa ngir def fa aw taxaw seetlu waaye itam waxtaanee bu baax a baax li nga xam ne moom moo di bés yi nga xam ne nag ni ki door la ñu koy daal di ni ki démb ni ki ëllëg la ñu koy daal di amal daañu wax itam ci film documentaire wi nga xam ne nag Alioune Badara Dioum moom moo ko rek daal di bind daal di koy dippee je vois le monde tomber naka noonu itam mi ngi siy wax yenn ci ay rëq-rëq yoo xamante ni da koy faral di gis ci àdduna bi bokk na ci ñàkkum yoonal ak itam li nga xam ne moom moo di guerre yi nga xam ne ñoo ngi ko fi nemmeeku boobaak léegi séq na ab waxtaan ak nga xam ne moom moo di Ibou Diouf moom moomee itam ñu gën koo xam ci xaatimi téere ak yeneen yu ni xeetoo mbokk yi lu yées benn simili dinaa dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi door ko na nga xam ne nag noonu la ñu ko junjee woon ñenn ci ñoo xamante ni nag am nañ jafe-jafe ci wàllu gis-gis diwaan bu Mbuur ak la ko wër ñoom ñooñu nag la ñu bëgg mu di bëggatuñoo taxaw benn yoon ci li nga xam ne moom moo di mbedd yi di tàllal seen loxo ci aw ndaje woo xamante ni ñu ngi ko doon amal ngir rek xool nees mën a def rek ba daal di jugee ci jafe-jafe yooyu nga xam ne nag ñu ngi koy dund Ahmed Sow moom mooy président d'honneur bu association des non voyants diwaan bu Mbuur ak la ko wër yëkkati na ay kàddu dénk ko suñu ndaw Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye. am na ñoo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw te vraiment bu ma sañoon silmaxa yi liñ ma sas kenn du si dem di yelwaani ji ku si nekk da ngay am looy dundee toog gérer sa famille. waxuma commune Mbour rek mais silmaxa département yi la département de Mbour kon boog du maire Mbour rek moo war a jàppale silmaxa département yi maire Saly dafa war a jàpp maire Ngapporo dafa war a jàpp maire Malicounda dafa war a jàpp maire Campement dafa war a jàpp maire Sindia dafa war a jàpp maire Thiadiaye dafa war a jàpp bu Joal Nguéniène fépp boo xam ne commune bu nekk au niveau du département de Mbour da ngaa war a jàppale silmaxa département bi kon boog am naa mission boo xam ne si juróomi at war naa fi bàyyi loo xam ne wala war naa fi def loo xam ne amu fi woon fekk fi jël doomu silmaxa yi tamit xool nu ñu leen mën a jàppalee ba nga xam ne ñoo xam ne réussir ñu si jàng ñu xool nañ lañ leen mën a jàppalee ba ñu am liggéey ndax doomu silmaxa yi bu ñu liggéeyee seen bàyyi dootuñu demati di yelwaani ji dootuñu demati di sàkku kenn kon boog buntu yi foofu la daal. diwaan bu Bawol ak la ko wër ñenn ci ñoo xamante ni nag ay way laago lañ te féete ci li nga xam ne nag moom moo di mouvance présidentielle bi ñoom itam la ñu bëgg rek bokk na ci ubbiteeg li nga xam ne moom moo di centre national bu formation ak itam réinsertion sociale ngir rek lépp lu soxal seen ab nekkin ñu gën koo ñoŋal bokk na itam ci seen i ay bëgg-bëgg fépp foo xamante ni nag dañu fay jëli kàddu ak yeneen yi ni xeetoo ñu daal di leen fay sóob carte d'égalité des chances itam bëgg nañ ñu daal di koy tas ci képp koo xamante ni nag da ngay dund ak way laago naam gouvernement bu Sénégal mi ngi defi jéego Babacar Diouf Ndongo Ndiaye diwaan bu Bambey ak la ko wër. ubbi officiellement centre de formation et de réinsertion sociale bi ñu jagleel way laago yi te nekk ci Bambey fexe ba respecté 15% yi nga xam ne moom lañ leen dig ci recrutement fonction publique bi yokk tamit seen lim yi nga xam ne ñoom ñooy am carte d'égalité des chances lii de moo fa gën a fës ci ñaxtu yi nga xam ne way laago yi nekk ci parti APR di laaj président de la République. ci Diourbel am na ci handicapé yoo xam ni jàng nan ba am diplôme mais peut-être xëy na ba léegi mënagunoo am liggéey. ñaareel bi mooy centre bi nga xam ne moo nekk Bambey sous vocation nationale centre boobu tey
am na ci ñoo xam ne jàng nan ba am tollu fenn fi mais mënuñoo continuer seen jàng mais métier yëpp nga fa mais nag boobu ba léegi centre bi li ñu ciy jooy mooy ubbi nañ ko waaye ba léegi mënta dox ngir handicapé jariñoo ci. nation bi nag nee na li nga xam ne président Sall def na ko jëmale ko ci ñoom ba mu jotee réew mi ba léegi. le président de la république. c'est ministre Dame Diop et son employé Pape Modou Fall. cant gi nag boo gisee ñu def ko du dara lu dul ñoom kenn ku ne xam na ni fii ci Diourbel handicap lépp lu mu seq ak ñoom jox nañu seen gudd ak suñu yële. seen conférence de presse bi nga xam ne mu ngi ko doon amal te ki nga xam ne moo leen jiite ci niveau national di Toumani Camara teew woon ko ñoom de wax nañ ne bëgg nañ def lépp lu ñu mën ci li nga xam ne moo di seen parti politique bi mu jëm ca kanam. ci wàllu wér-gu-yaram ci commune bu Ndiana Malari Kéwérane foofee nag jafe-jafe yu mag la ñu am ngir rek daal di yóbbu ñi nga xam ne dañoo tawat ca kër docteur bokk na ci ay moto Jakarta ak itam ay charrette yoo xamante ni ñoom ñoo daal di taxawee ci lépp lu ñeel wàllu dem ak dikk ca boobule commune naka noonu itam ñi nga xam ne ñoom ñoo fa dëkkee bëgg nañ jafe-jafe yooyee nag ñu daal di leen di dummóoyu Bakary Konté Xaali Jàmme ci reportage. benn oto bu ndaw bu màgget Renault 4 mooy assuré évacuation sanitaire yi ci poste de santé bu Ndiana Malari ci biir commune bi nag moto Jakarta yi ak charrette yi ñoom nag ñooy jouer rôle ambulance Massiré Diété moom nag habitant la ci Ndiana Malari. xam nañ ne poste lañ am te feebar yu bëri boo xoolee foog ñu rawale leen yóbbu leen xëy na ay Kolda wala yóbbu leen Sédhiou foog ñu yóbbu leen donc pour ñu yóbbu ko li ñu am oto bu ndaw la Renault la. te ñu bëri bu ñuy dem bu ñu demee am yenn âge yi duñ fa xej léegi loolu mooy gën na sax parce que boo xoolee ñun suñuy malade pour ñu ñëw suñuy poste ñu bëri Jakarta lañ leen di yëkkati Jakarta moo leen di indi wala charrette mbaam indi leen. pour nag génne population bi ci jafe-jafe yi ñu nekk association Ndiana Malari Kéréwan Kafo daal di jël benn ambulance daal di koy jox askan bi Seyni Diallo mooy maire bu Ndiana Malari Kéréwan. commune bi sonnoon na trop. boo xoolee ci wàllu transfert par exemple boo xoolee jigéen yi sonn nañu maladie dañuy sonn parfois on a des pertes humaines boo xoolee suñuy naataange yi dañuy gaañu ci affaire boo xam ne ci wàllu transfert la. ku nekk su dugalee loxoom ci mbir mi rek coono gi day jeex donc je pense que loolu lañ comprendre tey ñu ñëw ñu jox ma caabi ambulance bi pour ma jox ko population yi. population yi mën a vraiment. jeexal difficulté yi nga xam ne ñu ngi ko doon traversé ci commune ci wàllu santé donc ambulance bi ñu door a réceptionné ni vraiment dina tax li ñu doon ragal souvent li ñu doon dal aussi ci wàllu transfert lépp mu jeex. population Ndiana Malari Kéréwan daal di saisir occasion di ne ñi daal di ériger poste de santé bu Ndiana Malari def ko centre de santé. aywa ñu wutali diwaan bu Kolda Bakary Konté wax ba tey ci li nga xam ne nag moom moo di wàllu wér-gu-yaram foofee nag jàppale ne tout tànk ya fa nekk am lu yees benn weer wutali lu toll ci juróomi at jamono yi nag ñu ngi ci ay jafe-jafe bokk na ci li nga xam ne nag moom moo ko waral bor wi nga xam ne nag gouvernement bu Sénégal amal na ko yenn ci ay corps docteur mu soxal couverture yu maladie universelle yi nag ca atum 2017 ba suñu jon yàllaay tey jafe-jafe yooyu nag mosu faa jóg ba tax na itam askan wa la ñu bëgg jamono yi nag moom moo di ay saafara. Ousseynou Keita moom mooy secrétaire général régional bu SUTSAS nekk itam président bu alliance ànd gësëm ñu teewlu ay kàddoom ci micro Abdoulaye Diallo. wàllu CMI bi aussi jafe-jafe la parce que gis nañ ne la gratuité des soins c'est les enfants 0-5 ans depuis 2017 ba tey état bi remboursé wul yooyu te boo demee poste santé bu si gën a tuuti tey poste santé yëpp jafe-jafe leen am. mënuñu amaana am na poste santé yoo xamante ne mënuñu fay seen personnel mënuñu am bu jënd garab pour jox population yi loolu jafe-jafe la il faut que état bi régler problème boobu la question de la CMU tey subvention mutuelle de santé yi ça tarde tey boo demee dans les postes santé là les gens moom arrêté neen faj jël mutuelle yi en charge waaye nag ba tey si lu waral xeex bi ba léegi ci wàllu au niveau local gis nañ ni hôpital régional bu Kolda amul scanner tey boo amee malade ñu war a def scanner da ngay dem Sédhiou wala nga dem Ziguinchor amaana malade bi balaa mu yegg foofu day faatu wala bu demee foofu bu faatoo indiwaat corps bi mu nekk jafe-jafe ñu ne nag loolu dafa doy waaye nag ñu ngi laaj scanner bu bees mais scanner bu bees aussi dafa war a àndal ak spécialiste muy radiologue parce que tey bu ñu amee scanner bu bees te amuñu radiologue boo xamante ne moom mooy manipuler scanner bi interpréter résultat yi day mel ni problème bi dañ koo saafara waaye saafara wuñ lépp moo tax na
ñun dañoo ne dañuy laaj affectation radiologue bu gën a gaawee ak scanner bu bees pour région Kolda te loolu bokk na jafe-jafe yoo xamante ne ñun mënatuñ nangu di bokk liggéeykat yu gën a néew doole si fonction publique sénégalaise loolu dootu ko nangu. mbokk yi bokk na ci lu ma leen doon junj bi ñu door yi la jotaayu xibaar xew-xew wi nga xam ne nag des na ko amal ci ndakaaru ni ki ëllëg mu soxal forum mondial de l'eau xam ngeen ne ñaar fukki fan ak benn ëllëg jëm ñaar fukki fan ak juróom benn la ñu koy amal tax na itam rédaction bu télévision Futur Média daal di taxaw ci li nga xam ne nag moom moo di robinet mbedd yi naam yenn ci ay quartier yoo xamante ni nag ci la jamono daal dina fay nasax waaye fu ci mel ni usine benn tali foofee nag ñu ngi ko fay nemmeeku yenn ci ay robinet ma nga fa ba ca gën a fës bokk na ci li nga xam ne nag moom moo di robinet Laasana suñu ay ndaw doxantu nañu fa ngir def fa aw taxaw seetlu Aminata Mbaxe Sow moo di Jóob ci reportage. ñu ngi fii ci usine benn tali doon benn quartier ci biir Ndakaaru fii nag boo fi accès robinet public yi daan leen seen fu ne. nit ñi rek dëkkandoo yi rek yenn saa ñooy ñëw di root si waaw ñooñu bu ñu fekkee si robinet tëj na ñu ñëw root fii ak xale góor tamit ñi di liggéey ñu wàcc par ngoon. waaw ñoom dañuy ñëw liggéey si dañuy ñëw war si ñoom. pour mu ndox bi waaw pour ñu yéegal ko si kaw day faible quoi souvent dañ koy def mais day faible ndox bi du gaaw ni nga ko bëggee daal doo ko ni amee. bëri ko man ki laa jënd benn bidon par bidon dina fekk dara waaw. robinet Laasana bokk na ci yi gën a siiw ci gox gi le robinet bi nag bëri na histoire. robinet bi ñun dañuy juddu fekk ko fi ñun ba ñuy nekk xale ci lan daan sangoo ñun. temps yooyu naar yi ñoo fi nekkoon booy rappelé wu yàgg na nag naar yi mooy naar yi punkal yooyu daan yor xànd yi ñoo daan root fii mais moom kër gi ak robinet bi daanaka benn la parce que fii la daan teg piliyaanam moom léegi nag borom tur la daal borom tur la moom wax dëgg yàlla. fii nag bu dee gox gi dëkk nañ fii ba pare tamit bëri na yu fi soppeeku waaye teewul robinet public yi moom ba léegi am na ñu fiy jëfandikoo am na ñu koy jëfandikoo. bidon 50 la bidon. waaw chaque jour moom dinaa root benn bidon waaw wala ñaar. waaw sama kër ga amul ndox de. waaw ngay jënd chaque fois. kër yi bëri fii nii kër yi bëri amul robinet am na robinet mais borom kër gi day jaay. mais kër gi ñëpp mun nu jóg même heure pour di rootandoo c'est impossible dina am léegi ñoo xam ne bu ñu yaaxamtee wala guddi gi la ñuy waaj fekk seen borom kër gi tëj robinet bi ñoom dañuy obligé ñëw fii root si. muy benn tali wala ci yeneen gox ci biir Ndakaaru ñu jàpp ne robinet public ba léegi am na ñu koy jëfandikoo lii nag di wane jafe-jafe yi am ci wàllu ndox fii ci capitale bu Ndakaaru. Aminata Mbaare Sow ñu waxaat ci leneen di dig-digal wa nga xam ne nag moom moo nekk ca diggante Morolan Noto Diender ak itam Kër Moussa ca région bu Thiès foofee nag lak boobee ngeen di gis nag ñu ràññeeku woon ko lool askan wi itam doon ko jëfandikoo lu mel ni nag wàllu mbay ak itam wàllu napp ci la jamono mu mel ni nag mu ngay bëgg a nax saay tax na itam ñenn ci ñoo xamante ni seen xam-xam màcc na ci wàll wi di amali ndaje saa su nekk ngir xool nees mën a def ba génn ci yooyu lee guuta suñu ndaw tam def na fa aw taxaw seetlu Cheikh Anta Diop ak Selatiir diwaan bu Thiès. dex gu mag gu ñuy duppee lac Tadma amoon tur lool daanaka bu ñuy xool ci àllub Kànji la jóge topp xulub bi jaar fu mel ni Mbaawaan Kër Abdou Ndoy ba Caay tey jii lac bi nga xamante ne daa feesoon dell ak ndox ñu daan ci napp ak bay daanaka dem na ba dee Jéeri Gay nekk conseil national de concertation des ruraux. ñu gis ne la mu daan am ci njariñ ci d'abord bari ndox lac loolu lañ ko xamee mu bari ndox. di indi ay njariñ mooy maanaam li ñuy wax tubaab di wax faune ak flore maanaam am ay garab ay meññeent am jën ak lépp luy dund ci ndox yoo xamante ni ki amal na doomu aadama njariñ mu am fi am aussi loo xamante ni ki doomu aadama moo ko def parce que borom xam-xam nee nañu garab bokk na ci li nga xam ne daal dina dimbali taw pour taw bari fa bon loolu nag bu fekkee ne dafa am aussi ay doomu aadama yoo xamante ni ñoom dañ koy gor pour seeni soxla moo xam dañ koy jëfandikoo daal loolu yëpp tax na ba li amoon ci ay garab ay càkkeef ci lac bi loolu yëpp wàññeeku. soxna si di Maguette Ndiaye nee na ñu ngi ciy sàkku nag ndimbal ak nguur gi rawatina ndaw ñi nga xamante ne jóg nañu ngir taxawaat fexe ba dekkel dex gi ñu jàppale leen ci. nekk na benn site bu nga xamante ne am na importance capitale ci ñii di baykat yi ñii di sàmmkat yi
yu nga xamante ne waruñu ko négliger lépp lu mu laaj ci ay effort ñu def ko mais lii nag boo ko xoolee di nga xam ni am na fu nga xamante ne organisation yi foofu la ñu mën a yem li ci des nguur moo ko mën a taxawee te nguur bu ko taxawee lii di Sénégal émergent lii dina ci nekk jéego bu am solo. téeméeri ndaw ak fanweer jóge ci biir réew mi ba ci sous-région bi ñoom ñëpp ñu ngi fii ci lac Tantma ci forum mondial de l'eau bi am ci réew mi nee nañu daañu def seen kéemtalaay kàttan ndox mi ñëw di walwali askan wi di ci mën a jariñoo. jafe-jafe yi ci lac Tantma la askan wi bëgg ñu daal di ci indi ay saafara ñu des ba tey ci li nga xam ne nag moom moo di wàllu ndox mi bokk na ci li ko waral bés bi nga xam ne nag moom la ñu ko jagleel ñu koy door ni ki ëllëg ngeen itam ci ñoo xamante ni seen xam-xam màcc na ci daje nañ fa nga xam ne moom moo di ca faculté wu droit ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ngir rek daal di amal ab waxtaan wu yaa ci yenn ci ay jafe-jafe yoo xamante ni ci yile jamono mënees na ci indi ay saafara ak yeneen yu ni xeetoo Ibou Diouf ak itam ki nga xam ne moom moo di Thierno Laurent Mendy ñoom ñoo teewoon boobule bés. bokkoon na ci li ñu mébét boole ay kàngam ay ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci ni ñuy saytoo wàllu ndox boole ci tamit ñi nga xamante ne ñu ngi ci université yi luñ ci jublu mooy waxtaan ci li nga xamante ne noonee la kër yi di OMVS ak OMVG taxawee ci lii boole askan wi ci wàllu ndox. forum de l'eau yi gën a bari état yi ñoom ñoo daje seen biir di waxtaan mais société civile bi ñu muy engagé ni surtout lu ñuy wax pré-forum c'est-à-dire pré-forum mooy balaa forum bi ñëw ñu regrouper acteurs yi waxtaan ak ñoom sensibiliser leen informer leen ñoom frère gisee loolu la ñu def ay organisme mel ni OMVG ñoom loolu moo tax ñu jóg. woo askan bi ñu ñëw teewe bi la xalaat loolu tamit mën na tax ñu xam ni nga xamante ne noonu la ñu jëlee dogal yi. lépp ngir saytu ndox mi ni mu waree. ñu ne non il faut ñu alerter il faut ñu rapprocher forum bi population bi fexe ba nit ñi xam ne li ñuy waxtaanee seen njëriñ ne suñu njëriñ ne ñun ñëpp nañ ko yëg ku ci nekk bàyyi sa xel boo amee loo siy laaj nga fexe ba yegg fa laajte ko yow su boobaa yow di nga bokk si ñi nga xam ne mbir mi soxal na leen te indi nañ solution ci situation. Sénégal nag fii ci Afrique sowu jant ñu xam place bi nga xamante ne am na ko rek ci lépp luy boole réew yi. rawatina ci ni ñuy saytoo kër yi di OMVS ak OMVG. Sénégal am lu mu mën a jaay àdduna bi tey mooy hydrodiplomatie parce que Sénégal góorgóorlu na ba fexe réew yi ko wër yëpp te muy partagé ak ñoom dex mu mën a déggoo ak ñoom ñu mën a tabax loo xam ni tey àdduna bi yëpp ku ko gis daf koy naw day naw Sénégal ci loolu donc suñu toogee tey jël thème bi développement lu am solo la. ci activités yi ñuy amal nag ci forum mondial de l'eau frère Guissé ñooy fësal seeni taxawaay ñoom li ñu bëgg rek mooy fexe bi askan wi xam ni nga xamante ne noonee la kilifa yi di jël dogal ngir lépp lu aju ci wàllu ndox ñu amal ko ci anam yu mu cayib. jërëjëf Ibou Diouf forum boobee nag daañ ko amal ni ki démb bu ñu jugee ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñu wutali ca bët gànnaar bu réew bu Sénégal foofee jàppale ne jëriñ yi nga xam ne nag moom la ñu dénk wàllu jënd ak njaay moom Aminata Assome Diatta amoon aw doxu nemmeeku jëmale ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di baykat yi moo xam wàllu soble tomate ak itam li nga xam ne moom moo di ceeb yi ñoom itam daal ni ñuy yëkkati ay kàddu wax ci jafe-jafe yi nga xam ne nag ñu ngi koy dund moom Aminata Assome Diatta la mu leen tontu mu di lépp lu ñeeli jéego daañ ko gën a baral ngir rek jafe-jafe yooyu nga xam ne am nañu ko mu jaal di leen di du mooy ñu dem diwaan bu Ndar Géej fekk fa suñu ndaw Ousseynou Diop Habib Seck ci reportage. ministre du commerce Aminata Assome Diatta daal di amal tournée boo xamante ni mi ngi koy amal ci région bu Saint-Louis jaar ci département yëpp daal di koy jeexale nag ci département bu Saint-Louis ci raw nag bi mu fi dikkee nee na lu jëm ci wàllu filière yi nga xamante ni dañ daan am ay jafe-jafe jëm ci wàllu tomate bi ceeb bi ak oignon bi ren jile état bi dañ ci béy waaram ba loolee du mën a ne. objectif mooy ren fexe ba jafe-jafe yi nga xamante ne béykat yi jànkonteel nañ ko daaw ñu bañ ko jànkonteel ren bu ko defee ñun ñëpp ñu ànd rek régler problème bi nga xamante ne moom la filière yi di dund mu nekk luy jural njëriñ béykat bi waaye tamit état du Sénégal. ci kàddoom nag état bi dina gën a ñaax ñi nga xamante ni ñooy commerçant yi ngir nag ñu mën a ñëw ci wàllu gi daal di jënd lu jëm ci wàllu produit yi nga xamante ni béykat yi daal nañ koy am. bu ko defee nag ñu mun a inciter commerçant yooyu ñu mun a ñëw jënd ci production ndax am na ñu nekk di jënd mais am na ñoo xamante ne jëndaguñu donc day am solo ñu waxtaan ak ñoom xam lu leen téye. ci wàllu engrais bi nag at bu ne béykat yi dañuy jooy nii dañ koy yéex a jot. ministre bi nag daal di jël ay engagement ni ren jëlee loolee du am ndaxte am na ay pexe yoo xamante ni lal nañ ko. ba ñu am
engrais bu doy incha allah ndax jafe-jafe jot ci engrais bi dara waralu ko lu dul jafe-jafe yi nekk mbitimu réew rek donc boo koy importer jafe-jafe yooyu nekk mbitimu réew nu muy dalee ci ceeb bi ak yeneen produit noonu la dalee ci engrais bi waaye incha allah ak mesures yi nga xamante ne président de la république digal na ko ba ñu jël ko Sénégal incha allah ren du ñu am jafe-jafe yooyu. tournée bi ñu ngi koy jeexale ci département bu Saint-Louis ca raw bi nga xamante ni ministre bi fa la jeexalee tournée am nee na nag producteurs yi na seen i xel dal ndaxte ren jëlee état bi dañ leen gën a taxawu. jëwriñ ji nga xam ne nag moom la ñu dénk wàllu njàng mi ak njàngale mi fii ci réew bu Sénégal moom itam ci langu politique bi diwaan bu Linguère foofee nag ñaax na askan wi ngir rek ñu gën a jaaju dëgmal bopp li nga xam ne nag moom moo di mouvance présidentielle yi ci njongante yi nga xam ne nag mën nañ ko amal ci fanweeri fan ak benn ci weeru juillet bile ñoom la ñu bëgg mu di nag ñu gën a fàggu mu soxal wàllu signature yi nag ci parrainage bi ñu teewlu ay kàddu Mamadou Talla ci micro Mamadou Moustapha Ndiaye. donc di wax ne bi ñu ñëwee wax dëgg yàlla ñu ngi remercier les deux ministres mooy Samba Ndiobel Ka ak Aly Ngouille Ndiaye. puis démb ñu commencé 11h terminé 4h30 5h du matin amul benn segment ci politique boo xam ne gisuñu ko ñoom ñëpp gis nañu leen waxtaan nañu juboo nañu dañu commencé d'abord gis ne que ñaari ministres yi ñoo njëkk a joxante loxo Jolof yëpp kontaan ñu kontaan ci réseau yi et ñoom du joxante loxo kese mais wane nañ ko pendant tous les travaux. léegi nag ci élection bi nar a ñëw ñu amul liste parallèle ñoom ñoo nar a ànd pour que élection législative yi ñu mun ko gagner fii donc ci Jolof. prochaine étape bi boo xam ne moom moo jàmp moom mooy bu am ni léegi mooy que parrainage yi. parrainage yi d'ailleurs marqueur la boo xam ne dina ngeen gis ne que ça soit Samba Ndiobel wala Aly Ngouille ou yeneen responsable yi cadre de haut niveau yi ñu gis fii ak jeunesse bu am solo COJER ak yeneen jeunes yoo xam ne ñoom vraiment ñoom ñëpp nar a ànd. defandoo parrainage bi moom moo am léegi en ce moment parrainage au niveau du département ñu structuré parrainage au niveau des communes ba ci quartier yi comme ça képp koo xam nañ ne kii nar nañu votel benn bokk yaakaar dès maintenant ñu joxe parrainage. mouvement ànd defar parcelle ñoom itam ci yile jamono ñi ngi xool nees mën a def ba rëq-rëq yi nga xam ne nag amoon nañu ko ci njongante yi nga xam ne moom la ñu weesu mu ñëwal local yi ngir rek mu bañ leen a dalaat bokk na ca la ko indi woon bu ñu sukkandikoo ci seen i ay kaddu tànnanteef bi nga xam ne nag defoon nañu ko ci ñenn ci ñoo xamante ni mënuñoo jëmale parti wile kanam Tourate Sow moom mooy njiit la ñu teewlu ay kaddoom. suñu defarwaatul effectivement duñu am lu ñu bëgg. donc dañoo war a xoolaat suñu bopp mais tamit xoolaat suñuy jigéen xoolaat suñuy rak pour vraiment ñu mën a am benn victoire boo xam ne donc dana épouser la volonté ak suñu bëgg-bëgg fii ci Parcelles Assainies. wane nañ seen limite en tout cas wane nañ que nuñ ko defee woon mënatul dem parce que on sort d'une défaite dañoo làbbali fii ci Parcelles man du ma wax ne gagné nañ man lu may wax mooy perte nañ. fii ci Parcelles perte nañ ci Dakar. ñu jégalu bu baax a baax mbokk yi ci image boobee nag ni nga xam ne noonee la tëree ñu wéyal xibaar yi wax itam ci leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junj bi ñuy door yi le jotaay mu di film documentaire wi nga xam ne nag Alioune Badara Dioum moom rek moom moo ko daal di amal daal di koy dippee je vois le monde tomber naka noonu itam daal nay wax ci jafe-jafe yi nga xam ne nag ñu ngi koy dund mu soxal bépp tund maanaam ci àdduna wërngal këpp xool itam nees mën a def ba daal di jukk ci guuta yi wax na itam ci guerre wi nga xam ne itam ñu ngi koy amal ci benn pàcc ci àdduna bi moom moomee nag nekk koo xamante ni day xaatim ci wàllu téere Ibou Diouf Alioune Diagne séq nañ ak moom waxtaan ñu seetaan. message bi ma woolee mooy que ni déjà suñu réalisation je vois le monde tomber boo gisee li xew ci àdduna bi tey démb nee nañ pandémie bi la tey guerre la suba xanaa day jeex kon tey ji mun naa ne jumuñu buñ ne je vois le monde tomber buñ ne àdduna bi dina daanu wala maa ngi gis àdduna bi di daanu livre bi il y a 2 ans nañ ko génne tey jii boo xoolee situation actuelle monde bi di nga comprendre que ni c'était du nekkul sax benn gisaane mais que ni loo xam ne nii dañ ko doon xaar la te tey suñu message ci documentaire bi mooy def lu baax ànd def lu baax tey jii bu ñu ko defee rek mun nañ mucc ci ay problèmes yu bëri ci àdduna bi. bëri fii entreprise yu mag yi gëmuñu genre projet yu gën a fën lañ koy ngeen gëm je n'ai rien contre la musique am dara lu may contre la danse tout ça ay aar la mais activités yi nga xam ne quand on parle d'éveil de conscience yi ñu war a ñëw je pense que dañuy toog quoi dañu naan parce que amul audience te li ma doon wax sànq jeunesse bi mooy que ni du seen faute ñun la tamit bu dee bu ñu wootee lu amul fula ñëpp ñëw bu ñu wootee lu am fula kenn du ñëw kon duñ mës a am ay nit yu ñuy jàppale si suñu ay projet
mbokk yi boobule élément fa la ñu jaar daal di bural jotaay wi waxtu jëkkati ko itam jot na ñu jox leen dig daje ngoon incha allah à partir de 19h30 ci yeneen i jotaay ci kàllaamay Kocc lu mooy loolee itam ñuy sàkku ci yéen ngeen des ak programme télévision Futurs Médias jaa ngeen jëf mbokk yi ñu yendu jàmm.